itam on a fait un retrait de 56 cartes donc vraiment dans l'ensemble ça va donc pourcentage bi c'est 75,95%. donc on espère que daal d'ici les 12 jours nii ñu mën a atteindre 80 wala 85% yi. naka noonu monsieur Fall toftal ci ne jigéen ñi ñoo gën a ràññeeku ci bile retrait carte d'électeur. waaw jigéen ñi daal on a vu que ñoom dañuy ñëw et puis dañuy ñëw en masse waaw souvent comme vous le voyez nii presque ñoom. toujours vers 17 heures léeg-léeg ay 10 à 15 personnes dañuy ñëw tous les jours nag. en tout cas ak li ci mënta am mooy 48 heures rek des ngir ñu amal li nga xamante ne mooy scrutin élection locale ak départementale président commission bi moom la muy sàkku mooy askan wi nañu dem retirer seen carte d'électeur ngir mën a accomplir seen devoir citoyen. mu nga kon alaaji lu jëm ci wàllu élection yi donte ni jëriñ gi ñu dénk wàllu biir réew mi nee na lépp leer na waaye ba léegi ñii di waa kujje gi ñoom jàpp nañ ni am na ay luy ñuul ci biir sow élection yi. mais lépp leer na bu ñu ko waxee dafay xaw a tey xel démb manqué casse fi ne pas voter ci la bokk jot boo xamante ni muy distribution boo xamante ni bi leerul kii doon voté fii te xamul élection yi fan lay voté. moo tax sax maa ngi saluer taxawaayu préfet bu Tëngéej monsieur Kane. parce que au moins def na benn communication bu leer boo xam ne yow électeur bi boo ko dégloo dina la doy kon guide nga xam yow fii ma dëkkoon kon fii laa war a voté mais néew na ay préfet yi def comme taxawaay boobu nga xam ne moom taxawee na ko te loolu doon lu ci am solo gis nga préfet yi seen rôle def ci am solo te loolu donc dafay wane ni bu ñu demee bay dabaatal war leen a jox ay information ndax ñàkk xam fi ngay voté ay manquement la yu am ci fichier bi bu ñu demee itam bay wax ay 50 et quelques %. ñoo xam jël nañu seen ay cartes nga xam ne am na défaillance lan moo tax nit ñi jëlewuñu seen ay cartes te ñu demoon bindu ji dañoo xamul fu ñu koy jële ji am na itam beneen bu ci am da ngay maa yow dañuy bokk benn kër ma ñëw di jël sama carte gisaale sa bos ñëw annoncé la ko moment bi ngay demaat doo fekk sa bos déplacement wu carte yooyu la moo ko sabab am na itam ci suba benn localité boo xam ne nee nañu 669 cartes moo disparaître mu réer ma ni loolu mënut a nekk ci Sénégal parce que loolu c'est scandaleux 669 cartes yoo xam ba léegi xamuñu fu mu jaar te mënut a feeñ loolu bu amee ci ay élections nguur gi waroon na jël ay responsabilités balaa nëgën si doon jot waroon nañ ci wax nit ñi du leer nañ malheureusement donc dàmbale yooyu boo ko dajalee da ngay gis déjà ay couac yoo xam ne mu ngi am mais comme ñi ko war a dénoncer wuñu ko muy ñiy bokk ci élections yi te nekk ay politiciens ñun jottali leen xibaar bi la ñu mën en tout cas bu mu nekk benn prétexte ci ñu indi fitna ci élection yi parce que ñoo ko validé ñoo ko nangu et ça passe dimanche la élection yi incha allah Ndeye Dime Ndaw mu mel ni ba léegi kon coowal ndax élection yi mën naa nekk ak mënta nekk ba léegi day des ci bopp nit ñi bu nekkee ni am na ñun ne nga am sa carte yàgg voté ñun la ne peut pas voté nga demaat ñun la sa carte keneen jël na ko wala nekkatu fi yooyu dafay nekk ay jiixi jaaxa yuy tey xel. absolument Ndeye Khady xam nga li Mansour Chité léegi laay confirmé am na loo xam ne ñoo ko nangu parce que dañu demoon ci dialogue bi bu ñu demee ci dialogue bi ñu waxtaanee mbirum fichier bi ba ne nañ ko audité waat nañ ko seetuwaat ba démb maa ngi dégg opposition bi di wax ne ñoom jotaguñu ba tey jii fichier électoral bi donc man jàpp naa ne même bu ñu ko jotul aussi tamit warul poser problème parce que joxe woon nañu ay digle ba ñu saytu fichier bi ba ñu d'accord que ni amul problème donte nag aussi ñoom li ñuy laaj seen droit la mais tey nañu reconnaître que ni ñoom d'accord nañu dem nañu dialogue am na lu ñu fa tënk ci fichier kon jàpp naa ne loolu aussi warul nekk prétexte pour indi problème transfert d'électeur nag ñi ngi koy wax itam am na yenn zone ñuy wax Tivaouane que ni foofu noonu ñi ngi fay waaj def fa ay mbirum transfert électeur am na ay carte d'identité aussi ca Daara Jolof wax nañu ni jeunes yi ba ñu bindoo pour demaat jëli seen carte électeur itam fekk ñu ko fa donc mu nekk ay problèmes yu bari yoo xam ne man jàpp naa ni mënoon na ñàkk parce que ci carte électeur yooyu noonu découpage bi ñëw na mais tey fépp fu ñu réédité carte war nañu mën a jël carte boobu ca saas ya créer ay conditions pour rassurer xelu électeur bi ci ancienne carte bi ni ko kat dañ ko incinérer tout de suite loolu jàpp naa ni stratégie boo xamante ne nii bu ñu ko defoon dina gën a dalal xel ci suspicion ak doute yi nga xam ne askan wi dañu koy am ngir yaakaar ni carte électeur yu yàgg yi dañu koy jël def ko leneen fi mu nekk nii Ndeye Khady boo seetloo keroog ñu ngi koy wax 1200 jeunes primo votants la ñu prévoir ni dañuy bindu mais 410 000 la ñu am te 410 000 yooyu sax est-ce que leer na ni ñoom ñëpp dañu jëlaat seen carte donc c'est un problème mais li ci war a doon rek tey mooy comme que toll nañu fii nañu dem élection ci jàmm ak salaam te li nga xamante ne nii mooy mënta ñàkk muy surveillance élection yi wax nañu ni déployé nañu ay contrôleurs ak ay superviseurs ñoom les acteurs politiques
surtout nag opposition bi foofu ñoom la ñuy interpeller parce que à chaque fois aussi ñoom ñooy yuuxu ni sàccee nañu vigilant te fépp foo xamante ne nii rek seeni nit war nañ faa nekk itam nañ fa nekk su ko defee ñu gën a surveiller parce que boo dégloo Khalifa Sall li mu wax ñoom nee nañu duñu nangu koo xamante ne nii dëkkul foofu ñu xàmmee la fa nga voté fa te loolu it Ndeye Khady dina indi ay complications dina indi coow parce que ci ay coow la na la jëm parce que buñ la nee doo fi gisuñu xàmmeewuñ la fi doo fi bindu te nga nekk ci fichier bi loolu tamit dafay jur problème donc ay ci yenn ci ay kër yu luwee ay woto ay mag ay car yi ci pratiquement parking boo dem jeex na ay politiciens luwee nañu leen yóbbu leen seen ay localité convoyé non convent yi dem voté ji parce que dañu nekkoon Dakar bokkul ak yóbbu ay bus pour destination ban ak pour transporter kan moom laa ma ne convoi yi moo tax nag il faut ñu vigilant parce que opposition teel nañu dànkaafu ñu transfert d'électeurs du am nañu ci doon sàcc dànkaafu nañu leen kon bu ci coow amee ñu luwee ay car pour transporter ay électeurs yóbbu leen fu ñu dëkkul ñoo indi fitna ji ñu wax ci kii di Victor Sadio Diouf moom nag candidat la ca poste bu maire bu commune bu Wakam dafa daal di teg lu toll ci téeméeri million ci suñuy koppar jagleel ko jigéen yëlam ca bëgg nag moom moo di ne rek ñu daal di nag tàggatu ci lu jëm ci wàllu soppandi lii di ay fruits ak i légumes niki noonu mën a am fu ñu jàppandiku bu ñu ngir daal di mën a suqaliku dañ ci ànd ak Simou Faye ci mairie bu Wakam gu ragalul taxaw ci kanamu jigéenu gox bi Victor Sadio Diouf bu parti socialiste ñëw dëggal si yéeneem ci jàppale jigéenu commune bi ñu gën a yokk seeni ay activité gën a dooleel seen bopp. fépp fu ñu jaar ñu ne leen organisez-vous soo leen organiser dinañ leen créer benn GIE bu ñu leen créer les GIE dinañ leen créer ay projet bu ñu leen créer ay projet dinañ leen dem wutali financement boobu tey moo yegg si. laata jigéen ñi ndawi gox bi tam am nañu ci financement yi rawatina ay bourse d'études. jàpp nañu ne njàng moo yor réew ñu ne xale yi